donc li nga xamante ne moo dal àddina bi dal réewu Sénégal nekk njàqare ci njiit yi kilifa aada kilifa diine kilifa politique ñëpp jug ba ñu ne àddina bi dafa nekk en situation de guerre donc d'aucuns parlent même de troisième guerre mondiale mais contre un ennemi invisible qui est un virus et qui fait mal donc ñu ne war nañ ci dugal suñu loxo comme que yàlla def na EMAD district sud la basé wu donte intervention c'est à l'échelle du pays nous sommes à Touba à Mbacké un peu partout mais puisque fii la ñu basé wu ñu saisir le district sud pour xool naka la ñu mën a participer ci mbir mi ne leen nous sommes là à leur disposition ñu xalaat ne puisque mënuñu def une grande mobilisation nañ def benn activité ba nga xamante ne dans un premier temps dañuy cibler ay kilifa des porteurs de voix des éléments qui représentent la communauté jox leen information bi parce que situation yi mel ni li nga xamante ne moo gën metti mooy la désinformation donc ñuy joxe information te amuñu ci xam-xam donte am nañ ci yéene léeg-léeg information bi ñuy joxe dafay yàq ñu ne nañ au technicien yi ñu waxtaan ak ñoom ñu tànn ay kilifa ñu ñëw xadindoo ñëw vraiment avec brio wax leen situation maladie bi képp ku fi teew tey xam nga ne xam nga loo xamul woon jàng nga loo jàngul woon sa engagement gën a confirmé wu te xam nga naka nga war doxalee parce que li ñu wax rek la ku nekk jouer sa rôle boroom kër bu nekk su ñibbee këram na oo njabootam soxnaam ak i doomam ak ñi mi njaboote yépp wax leen naka la ñu war taxawee parce que nit ki souvent yu mel ni su amee ku nekk da nga ciy muccal sa bopp l'enfer c'est les autres le sida c'est les autres la tuberculose c'est les autres la mort c'est les autres tant que dalul sa kaw doo ko gëm fu mu nekk nii nag dañ ko war a gëm donc am nañu yaakaar ne message bi jàll na et dañ koy wéyal tey on a réuni 10 personnes xëy na mënuñu woon réunir ñëpp ñi nga xamante ne teewuñ ko aussi dañu jéggal beneen yoon dinañu oo yeneen fukki nit waxtaan ak ñoom communauté yi itam wax nañ leen ne le district sanitaire est là Khalil est disponible képp ku mën a daje ba nga xamante ne du am benn danger pour la contagion donc dajale ko ñu jox la information bi wax nañu aussi l'idée que suñ fi jugee Pape Khalifa Ndiaye teewul tey représentant de la jeunesse Tidiane Malikite moo ma ko jox démb ne ma nañ mettre en place un groupe WhatsApp buy nekk en contact direct avec les techniciens du district sanitaire pour que képp ku am njàqare wala beneen question booy laaj nga mën leen ko laaj ñu jox la information bi yéene boobu la ñu amoon on espère que joué nañu tey notre partition mais le travail continue sur le terrain contre ce virus et am nañu yaakaar ne ku nekk su jouer rôle am incha allah yàlla mën nañu ci muccal mais ñu xam ne aussi quelque part le monde va changer à tous les niveaux relation entre les nations dina am ay bouleversements relation entre les individus dina am ay bouleversements parce que catastrophe yu mel nii su dalee doomu aadama toujours day am remise en cause remise en question mais ces remises en cause et ces remises en question permet à l'humanité aussi de faire les bons qualitatifs qui les mèneront toujours avant parce que dinañu def retour d'expérience bi ana ban sàggante la ñu sàggan ba lu mel nii mën a bettee nii humanité bi ak toutes les richesses qui sont là et toutes les possibilités que la science et la technique nous permettent c'est parce que quelque part on a fauté on n'a pas eu les bons réflexes et ce retour d'expérience là permettra ëllëg à l'humanité de ne pas tomber dans de telles situations comme au lendemain de la première guerre mondiale des mesures ont été prises au lendemain de la deuxième guerre mondiale on s'est remis en question on a trouvé des solutions commençons la réflexion tout de suite combattons d'abord le virus mais commençons la réflexion pour voir ëllëg lu mel nii naka la ñuy bañ a dalee en tout cas
ku nekk jouer ce rôle. Je dis merci vraiment à Khady donc pour vraiment cette disponibilité du district sanitaire sud de Dakar. Merci à toute l'équipe cadre du district, au médecin-chef. Merci donc à Moustapha Ndiaye Thiargane vraiment tey jël na lu bëri ci temps am bu saawan moom suñu doyen la suñu xarit la et toujours il est au service de la communauté moom c'est un acteur. Khady war nga ko xàmmee bu baax merci aux pêcheurs côtiers donc vraiment ñoom aussi ils sont très 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 importants parce que sur toute la côte ñoom ñoo fay napp. ñoo nekk Pont bu Bees ñoo nekk Cap Manuel ñoo nekk Almadies ñoo nekk partout c'est une forte communauté moo tax mu bëggoon vraiment ñu am un représentant mais ku fi jugee rek soo demee jàllale leen message bi fexeel ba le maximum de personnes jot ko loolu mooy tax ñu atteindre objectif bi ñu bëggoon atteindre. Merci à Enquête 221 aussi pour la diligence parce que bon ñoom aussi dinañu permettre message bi àgg fa mu war a àgg. mbir mi daal mooy ne ku nekk taxawal sa taxawaay ba nga war taxaw jouer sa partition parce que yëf bi suñu yëf la défi bi suñu défi la xeex bi suñu xeex la yal na yàlla jàppale ñu barkeel liggéey bi ba ñu jëlee fi lii nu mu gën a gaawee asalaamaaleykum wa rahmatullah. di rafetlu jotaay bi di gërëm d'abord waa EMAD ñi nga xam ne ñoo initié lii. ndax lii warugar la ci bépp doomu aadama mu fexe ba wax ci li nga xam ne mooy mbas mi fi am fii ci dëkk bi am ci monde entier surtout nag fii ci Dakar Plateau xam ne bés bu nekk màggal la bés bu nekk gàmmu la parce que ñi fiy dugg si dinañu toll nii lay dugg ca Touba wala lay dugg ca Tivaouane kon nag Dakar Plateau point la boo xam ne bu sensible la boo xam ne lu nekk mën na fay am kon képp ku fi nekk rek tey war nga jël ses dispositions respecter li nga xam ne aussi moom la ñu tëral pour que maladie bi ñi nga xam ne dal na leen fi mu jóge fi ñi mu dalagul mu bañ leen a dal di woo nag autorités yi fi nekk surtout autorités locales yi ñu taxaw ci loolu fexe ba dimbali population yi leader politique yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk aussi ku ci nekk am na ci warugaru taxaw wax ak ña nga xam ne ñoom nga nekkal pour que dëkk bi ñu mën ko aar di wax chef de famille di wax imam yi di wax délégué de quartier ñoom ñëpp nañu taxaw ci wax loo xam ne daf ñuy fànqal mbas mi nga xam ne moom moo fi nekk fexe ba xale yi aussi toog seen kër yi parce que jàngatuñu waaye bàyyi leen ci mbedd mi aussi wóorul fexe ba li nga xam ne moom la président de la république taxawal muy état d'urgence bi aussi nit ñi respecté ko loolu daal mooy li nga xam ne bu ñu ko defee yàlla mën nañu musal ci lii nga xam ne tey moo lëmbe àdduna yëpp ñu ngi ñaan nag yàlla nañu yàlla fanqal lii ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di leen indil rekk lenn loo xamante ne bi dafa jóge ci boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu médecine mu mel ni ñun itam ñu doon ndaw ci mboolem ñi nga xamante ne bi dañoo féete ci li nga xam ne ay milliers la yoo xam ne dañ leen di tuddee pàkku làmbaay ñu teewal leen fii ci ndaje mi tey ngir li nga xamante ne bii moom lañ jële ci ñi nga xam ne ñooy moytandikuloo nit ñi jàngoro ji di coronavirus liñ ci wax itam mooy ndaje mu ëpp mi ca di yàgg ci yenn barab yi nga xamante ne bii dafa xat
wala yenn barab yi nga xamante ne bii bariwul ngelaw yooyu lañ wax ne manis na faa jële xeeti jàngoro yi nga xamante ne bii moom la ñuy wax coronavirus. liñ ci war a moytandikuloo bokk yi mooy que ne dafa am nu ko nit ñi mën a jokkalantee noo xamante ne bii gaaw na ca mën naa nekk ci nit ki ba mu jox ko keneen baa mu jox ko ñeneen ca du xam ne jàngoro ji nekk na ci moom. ñoom itam waxaat nañ ne képp koo xamante ne bii dem nga ba yëg jàngoro ji sa bopp walla nga yëg dara ci sa yaram bul tëbatëb nga dem ci hôpital yi na nga woote ci numéro yii ñu joxe xañ na dinañ ci mën a tasaare ñenn ñi ku ko jot itam loo ci mën a def photocopie nga def ko photocopie ngir tasaare ko ci mbokk yi ca moytandiku yi nga xamante ne bii moom moo koy sabab ca moytandiku ci biir sabab yooyu tamit ndaje da caa nekk lu am solo jaxasoo tamit ci yenn jataay itam daf caa nekk niiwal tamit looy raxas say loxo daf caa bokk ndax xam nga lu mel ni njàpp mën naa dindi sobe waaye mënta dindi nag it virus ca kon sel ak savon ak eau de javel boobu ñu wax moom mooy delluwaat foofa léeg-léeg nga dégg koo xamante ne bii day wax ne nun danañu sangu ñaari yoon ci bis bi jàpp juróomi yoon foofa moom set am na fa sell tam am na fa waaye loo xamante ne bii nag doomu jàngoro la muy virus set yooyu ñaare du ko mën a dindi ndax ndoxam ñuul lay doon kon tamit loolu mat na nu di ko bàyyi xel bu baax a baax bañ itam di ko waxaale leneen jataay yi nga xamante bii tamit da ngay gis ne koo xam ne ci benn sajaada la sujjóot donte kon dañ doon bañ julli mbooloo kooku sujjóot ci sajaada googu pare jox ko keneen pare jox ko keneen pare jox ko keneen loolu tamit mat naa moytandiku ndax day mel ni fukki nit ñoo daje julli ci benn sajaada boobu ca loolu tamit yu sew la yoo xamante ne bii mënees na ko moytandiku ndax bakkanu nit ak beneen bakkanu morom mi dafa jegeñ fu ñuy nekk ci kaw jullikaay yooyu loolu tamit mat a bàyyi xel trop sa oto bopp sax poids yi ñuy jàpp ci oto yi ak yi ñuy ubbee sax buntu kër yi ak yi ñuy ubbee buntu salon yi waris na di ko mën di ko désinfecté comme ni nga xam ne ni la ñuy raxase loxo yi ak gel bi ñu di ko ci raxas ca wàññi tamit génn bi ak jaxasoo bi ak demlante ak diglet bi kon noo ngi wax bokk yi daal ñu bàyyi loolu xel wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf. maa ngi wax ak suma mbokk nappkat yi feebar bu bees bi ñëw nag feebar du feebar bu ndaw de parce que feebar boo xam ne amul garab to nu muy lawee dafa gaaw trop fagul rek moom laa gis moom mooy garab bi to ministère bi joxe na ay directives nañu fexe sàmmanteeg directives yooyu du question jàppaleen de loolu jàppale sa bopp la soo mbokk nappkat yi boo leen demee géej boo indi ñibbi foo indi jaar oto ngeen di jël to oto am na possibilité nga am kii bi feebaru jàngoro bi donc nañ ci bàyyi xel boo duggee oto boo wàccee sa kër li ngay njëkk a def mooy nga raxas sa loxo ba pare bu dee yow nemmeeku nga ay soj na nga ñandu musuwaar bi nga sànni ko loolu di nga aar sa bopp di nga aar sa njaboot nañ ci góorgóorlu nag feebar du feebar bu ndaw feebar boo xam ne amul garab fagooru rek wasalaam. tout d'abord maa ngi rafetlu jataay bi nga xamante ne ñi ko initié mooy EMAD di rafetlu aussi exposé bi nga xamante ne Khady Ndoye def na ko ci li nga xamante ne moo ñu fi dajale tey muy pandémie bi nga xamante ne tey jii moo lëmbee àddina bi donc dafa mel ni
un problème de santé publique dafa posé wu à l'échelle mondiale man dama jàpp ne peut-être que yàlla moo ko indi donc solution bi yàlla moo ko yor kon war nañu dellu ci yàlla tey boo xoolee ci àdduna bi yëpp amatul benn activité boo xamante ne ñu ngi koy amal du politique du sport du religieuse ñëpp problème mu coronavirus bi la ñuy wax kon nag yàlla mi nga xamante ne moom moo ko fi indi ñu dellu ci yàlla yàlla jële ko fi lu jëm ci ñun li nga xamante ne jël nañ ko fi ay mesures préventives defe naa ne tamit bu delloo bu ginnaaw yàlla dañu war a tënku ci li nga xamante ne junjee nañ ko fii pour yàlla musal ñu ci li nga xamante ne mooy maladie bi bu ko defee wax nañ fi lu bari loo xamante ne moom la ñu war a jëfandikoo ci wàllu set ñu tënku ci donc di ñaax ñëpp population yi et ñu tënku ci mesures yi nga xamante ne digle nañ ko pour que yàlla musul ñu ci mbir mi le bu dellu tamit ci li nga xamante ne ay mesures la yu état bi jël xam naa ndaam suñu amul lu ñu gënal confinement bi dañ koy amal mais xam nañ ne confinement dafa am ay mesures d'accompagnement moo tax mënuñu ko fi indi mënuñu ko fi teg ba tax na loolu yëpp te pour organiser population yi ñu xam ne am na loo xamante ne xew na te jaaxal na ñëpp pour que ñu mën jël seen matuwaay bon à l'image du pays boo xoolee réew Dakar temps yi nu mel ak feneen xam ne ni nit ñi gravité wu maladie bi dem na ba nga xamante ne ñu bari tiit nañu ba liñ doon génn lu ëpp toog nañu seeni kër waaw donc loolu gis nañu ko bu delloo aussi tamit ci état d'urgence bi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko wax nañ ci sànq ne que fu mu nekk nii pour li nga xamante ne couvre-feu bi nga xamante ne taxawal nañ ko donc nit ñi ñëpp xam nañ ne que 20 heures waratul a fekk ci biti loolu indi na fi comme ni constat bi ñu def que boo demee léegi ci fi nga xamante ne ñi nga xamante ne dëkkuñu Ndakaaru war a ñibbi gis nañ ne que am na fa ay problème mais ñi ni ñoo war a xam ne que comme état d'urgence am na couvre-feu am na dañuy jël suñu disposition pour que lu mu teel bu fekkante mënuloo mën a ñàkk ñëw Ndakaaru boo ñëwee Ndakaaru au plus tard 15 heures nga war a mën a delluwaat fa nga dëkk mais boo fi toogee ba benn heure bi bugg dellu sa kër là problème lay am comme constat bi ñu wax ne que boo demee démb boo demee seetloo démb parce que mesure bi démb lañ ko adopté donc ci gare routière yi ak yeneen problème posé wu na donc li ñuy wax ci rassemblement bi yooyu tamit il faut que mu am fa donc ñu peut-être sur ce côté-là ñuy demander pour que ñu xaw a alléger mesure boobu peut-être que couvre-feu mënu ñàkk mais ñu ramener ko peut-être de 20 heures à 21 heures peut-être donc yooyu lañ amoon luñ ci contribuer. di oo sama mbokk commerçant yi nekk Sandaga yëpp rek di leen wax ne fii au niveau de Sandaga liggéey bi ñuy def liggéey bu jafe la par rapport ak virus bi parce que ñi ci ëpp dëkkuñu fii
dañuy jógee ci banlieue bi ñëw fii mais aussi ñi saafonteel bari na ndëgëm nag dafa nekk feebar boo xam ne dafa gaaw wàlle te nanguwul nit ak moromam di jege yenn jegante yi nanguwul yenn saafonte yi kon nag ñun au niveau Sandaga pour que ñu éviter mën fee jël doomu jàngoro bi di ko yóbbuwaat fi xam ne fa lañ jógee loolu il faut ñu jël li nga xam ne mooy tegtalu kër docteur yi maanaam di jéem a raxas suñuy loxo di jéem a soriwantoo tuuti ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel ci wàllu njaay mi ba nga xam ne yàlla xëy na mën nañu musal ci ñu mën a jël doomu jàngoro boobu parce que ñun du ngay wax ne Sandaga c'est le Sénégal en miniature kon nag loolu dafa nekk réalité te ci wàll wépp la ndegam information bu ñëw Sandaga balaa mat ngoon àdduna bi yëpp jot ko kon nag ñu xam ne aussi lii di feebar bi su nekkee maanaam Sandaga jëlul seen matuwaay ba mu dugg fa it pour mu tasaare ko ci Sénégal day yomb kon nag maa ngi oo suma mbokk commerçant yëpp ñu gën a vigilant gën di set gën a di respecter distance réglementaire yi nga xam ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu médecine loolu lañ ñu digtal mais ci oto yi ñu jéem a def attention bu baax ba nga xam ne dinañ sori ñi nga xam ne war nañ fa mën a jël jàngoro ji maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam suñu kàddu nag ñu koy jëmale ci acteurs communautaires yi nekk ci Sénégal yépp te ñu wax ne di bàkkoo seen jàmbaar parce que tey suñuy wax système de santé bi xeex tuberculose xeex palu xeex cancer xeex sida acteurs communautaires yi ñoo nekk ci kanam ñuy lancer un appel nag à tous les acteurs communautaires du Sénégal de Dakar à Touba de Tamba à Saint-Louis de Rufisque à Richard Toll kenn ku ci nekk nga jóg taxaw xam ne mbir mi sa mbir la niñ ko daan taxawee xëj na nag tey niñ daan def di dugg ci biir kër yi di woote di def ay causeries xëj na tey jamono mayuñu ko mais acteur communautaire bu nekk koñ bi nga dëkk war nga mun a sensibiliser sa koñ bu dee yow kenn la sax ñaari kër yi nga dendal wala ñetti kër yi nga dendal war nga leen mun a sensibiliser wax leen que tey fi ñu toll ci Sénégal lu ñu soxla mooy kenn ku nekk jël li ñu naan les mesures pratiques barrières mooy lan mooy ñu xoolaat ni ñuy doxalee nuyoo salaamaaleykum aleykum salaam doy na ci conc yi sax mën na ñàkk waxantuma la ak joxe loxo ak kenn ku ci nekk nag fagaru ndax fagaru moo gën faju boo ñëwee say doom sa biir kër ñuy raxasu ak saabu walla madaar boo amee alcool gel it nga jox leen ñu éviter maanaam dox bi éviter aussi itam di dox lu am solo lu nga xam ne mënul ñàkk moo tax daal wax ji daal ñun ñu ngi ko jëmale ci acteurs communautaires yi Sénégal di leen wax ne fañ taxawoon bërki démb ak démb ñu taxawaat fa ku ci nekk sa koñ acteur communautaire bu nekk bu jëlee sax lii ñu koñam sax war na mën a sensibiliser wax nit ñi ku nekk naka la war a comporter woo suñ ko defee comme niñ ko daan defee yaakaar nañ ne ni ñu xeexee tey tuberculose xeexee ko paludisme xeexee ko sida dinañ ko xeexee Covid ba nga xam ne Covid 19 kenn du ko waxati bon nag nous lançons un appel à tous les acteurs communautaires du Sénégal xam nañ seen jàmbaar ne leen nañ taxaw jóg taxaw nekk benn say sensibiliser fexe ba nga xam ne lii dina fi jóge ñu koy jeexalee nag si ñi nga xam ne nii ñoo nekk si biir hôpitaux yi muy médecins yi muy aussi tamit les infirmiers ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal Sénégal yore na leen gërëm monde bi yore na leen gërëm di leen wax ne ñu ngi seen gannaaw di leen ñaanal yàlla na leen yàlla aar lii yàlla na nekk lu ñu fàttaleku fii ak ay at rek mu nekk loo xam ne nii daf fi jaaroon rek dem bàyyi fi jàmm ak salaam kii di wax ak doon wax ak yéen nag mooy Abdou Karim Fall di chargé de projet di xeex tuberculose di xeex paludisme di xeex sida nekk ONG bu ñu naan entente des mouvements et associations de développement jërë ngeen jëf.